première adjointe au maire, les conseillers, mais ñi fi teew yépp, mais particulièrement ñi nga xam ne yàlla dogal na tey projet bi ñu nekk les premiers bénéficiaires te mooy ñiy toog te am ku doon wax léegi ci seen tur mu wax ju am solo dinaa ci dellusiwaat léegi. ñu may ma rek balaa may yegg ci mbirum cérémonie bi mu am benn point bu ma yëkkati ndax dafa jóge ci kilifa te kilifa loolu lañ ko doyee muy imam dafa wax léegi lu am solo ndax xam nga dëkk kii day féete ci wàllu àdduna kii féete ci wàllu diine ji. dama daawoon dégg oustaz Sine yal na yàlla yokk leeram muy wax ne diine ak politique ay seex lañu ay seex nag ku leen bëgg a tàqale def leneen ndax ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu diine ji même la plus haute autorité muy le chef de l'État lépp lu muy jël comme décision wala lu muy wax wala lu muy def daf ci diisoo ak ñoom xalaat naa lu yàggul rek maa ngi chargé Adama Ndiaye mission bu mel noonu ne ko bëggoon naa tase ak imam ndax am na yoo xamante ne war nañu di ci waxtaan ci décision yoo xam ne war nañu ko jël mu jëm ci biir dëkk bi rawatina tey jii mu wax lu am solo mooy dëkkuwaay yi ni nit ñi di dëkke lu am solo la te loolu gis nañu ko fii ci biir dëkk bi ndem moom en tant que imam moo dem ba constaté loolu imam loolu jàppal ne bis nekk tey faju na ndax bu ñu fi jógee léegi ana Gabriel dinañ jël benn arrêté bi dinañuy envoyé benn mu dem ci imam délégué de quartier yëpp ak chef de village daañ leen jox ampliation pour que loolu ñun ñëpp ñu bokk ko saytu xam ne dëkk bi ñun ñoo ko bokk te dañ ko war a defar donc point boobu laa doon bëgg a yëkkati foofu pour dalal xelam ci loolu. beneen bi ci topp muy lu yàggul au mois de mars président de la république dafa am lu mu wax sant ñu ko ñun ñëpp mooy projet boobu ñu tuddee xëyum ndaw ñi loolu nag mu yëbee ñu dugg ci ay projet yu bari pour indi ko ndax xale yi mën a am xëy première bi comme ni ñu ko waxee sànq ñu signé benn convention ak FERA di ngeen ko gis ci yëre yi xale yi di sol FERA projet la boo xamante ne mooy fonds d'entretien routier autonome nga xam ne état bi moo ko créé pour que am lu mu mën a absorber ci xëyug ndaw ñi ci biir loolu ñu war ci sélectionner ñoo xam ne liggéey boobu ñoom ñoo koy mëne mais de passage ñuy saluer di remercier aussi président de la commission jeunesse et sport mais dañ ko ci dollil emploi muy Loota Ndiaye maanaam wàllu liggéey ndax suñu objectif xëy na lii cérémonie de lancement la rek mais objectif bi mooy xale yépp mun a am fu ñu jàpp ci nii walla ci nële ndax emploi dañ koy créer maanaam da ngay defar loo xam ne loola liggéey dina ci mën génne dinaa ci joxe ñaari exemple ba ci ñett tey yàlla dogal na Kër Moussa nekk commune bu mag ñu amoon initiative pour yokkaat mairie bi bu ñu yokkee mairie bi personnel bi dina yokk te personnel bi ci ndaw ñi lañ koy jële donc kooku ñu ngi créer foofu emploi beneen bi ñu ngi tabax poste de santé plus maternité te yooyu yépp bis bu demee ba mu sotti te bientôt dinañ leen recevoir su boobaa loolu aussi dafay créer emploi parce que dina am liggéey bu fa nekk yoo xam ne ndaw ñi ñoo koy liggéey beneen bi ñu bàyyee xel lenn liggéey bii nga xam ne moom la ñuy def am na ñaari superviseurs yoo xam ne
ñoom ñoo koy jiite ñu ngi fi xëy na am na ko ci doon wax léegi keneen ki xamaguma ko ni mu demee mooy lépp loo xam ne waroon na ci wàllu dossier ci wàllu transparence dox nañu ko ba nga xam ne lépp tegu na ci yoon mooy ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey kenn ku ci nekk dañ la ubbil compte ci banque yi parce que alalu état aussi buy génn dafa war a am fu mu war a jaar mu am traçabilité yéen ñëpp kenn ku ci nekk dañ lay ubbil benn compte ci benn banque su ko defee foofu la sa salaire di jaar pour xamal leen ne mbir mi du wér la loo xamante ne aussi lu am crédibilité la kenn ku ci nekk aussi sa contrat mu ngi tàmbale depuis le 1er septembre liggéeyaguñu mais daañ leen fay weer wi nga xam ne moo di mois de septembre incha allah liggéey bi mooy setal dëkk bi maanaam bu ngeen génnee léegi xam naa je pense que organiser ngeen war nañu def première pioche yi pour ñu xam nan lay demee dinañu setal tali yi ndax tali yi aussi su fekkee ne état def na ay milliards def ay tali te amul entretien bu yàggee dafay yàqu donc loolu mooy li nga xam ne mooy seen rôle ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen war a def garantie lañ leen nag lépp loo xamante ne jëm na ci salaire yi nga xam ne moom ngeen war a am ba nga xam ne kenn ku ci nekk sa salaire fa nga koy jote yow rek yow yaa ko xam ndax sa compte lañ koy wiire donc bon yow yaa xam fa ngay jëlee sa salaire ak na mooy nan lay demee côté boobu fexe nañ ba ñu sécuriser ko ci wàll boobu et puis c'est à compter du 1er septembre 2021 contrat la boo xam ne nag c'est renouvelable pour 12 mois maanaam dina def fukki weer ak ñaar bu ñu gisee ne aussi ñi fi nekk seen liggéey gën na baax mais dañuy continuer ak ñoom seen aussi nan la ñuy yokkee fay bi nga xam ne moom lañ leen di fay beneen bi mooy waxtu wi nga xam ne moom la ñuy liggéey heure liggéey bi 8 heures la ak 13 heures bu ñu xëyee 8 heures ba 13 heures wàcce nañu ba suba waroon nañu def benn formation mais temps bi moo xat mais ragal nañu ne liggéey bi fi nekk xawul laaj formation kenn ku ci nekk mën nga ko defal sa bopp donc lii première la boo xam ne dinañu enrôler 30 jeunes pour que ñu mën a am xëy bientôt aussi dinañu enrôler plus de 70 jeunes yoo xam ne dinañ dem fële ca Dangote ñu dem fa liggéey kooku moom xam nga damay wax ne wax bu bari bi jaru ko nañuy jëf nit ñi di gis loolu mooy li ëpp solo waaw nañu di jëf nit ñi di gis bu fi ma toll tey lu may diggee gisuma ko man du ma diggee lépp loo xam ne war na dañu koy def ñëpp a teg ci seen bët bientôt daañu jàpp seet xale yi nga xam ne mën nañu liggéey ci aéroport bi seet xale yi nga xam ne mën nañu liggéey au niveau de l'usine Dangote ñu recruter leen muy góor di jigéen pour que ñu dem fa liggéeyi loolu mooy li ëpp solo tey mais wax amu ci solo nañu fexe xale yi am xëy loolu la ñu président de la république santaane te loolu la ñu bëgg a liggéey ba mu xam ne walla gi mu ñu santaane ci xëyum ndaw ñi ñu ngi koy def beneen bi ñu ngi am pour vous dire que ñun ñu ngi wër di am ay partenaires yoo xam ne partenaires yooyu pour que ñu mën a créer liggéey boo xam ne xale yi dinañ ci mën liggéey sooy dem Thiès di nga gis benn tableau bu ci kaw yoon bi war na xëy na jaaxal ñu bari ñu bind ci ciment Kër Moussa beneen usine ciment la ñu war a def foofu te usine boobu avancé nañ ci fi mu nekk nii léegi mu tàmbali def lu mu gàtt plus de 2000 jeunes mën na ko jël te jeunes yëpp ci ko fii lañ leen di jëlee donc en perspective am na xam nañu ne fii à Kër Moussa pour bientôt vraiment jàpp nañ ne li ëpp ci jeunes yi daañ leen wutal xëy te loolu chargé naa Mamadou Ndiaye Loto pour que ñu def ci benn liggéey seet xale yi nga xam ne war nañu am liggéey yépp mënuñu jël lépp nag mënuñu leen jël à 100% mënut a nekk mais nag ñoom ñëpp ñu xool seeni dossier enrôler ko yóbbu leen kenn ku ci nekk nga mën a am foo xëy di dellu sa kër loolu mooy suñu objectif fi mu nekk ni mais amatul leneen loo xam ne ñu ngi koy def donc loolu mooy li nga xamante ne moom laa bëggoon pour waxtaan ci ak yéen incha allah bientôt dinañu dem léegi
def lancement wu travaux yi mais comme ni ma ko waxee fii la ak kilomètre 50 en attendant mais dinañu xool ni ñu koy yaatale ba mu gën a bari su ko defee yéen ñi nga xam ne yàlla dogal na premier jet bi génn ngeen am chance bokk ci vraiment ngeen fexe ba aussi ngeen respecter liggéey bi parce que man li ma gëm mooy liggéey ak font mënta ànd liggéey bi nga xam ne moom lañ leen di liggéeyloo ngeen def ko ni mu waree ça va nous permettre vraiment ñu xool nan la ñuy gën a améliorer conditions yi ba ngeen gën a am li nga xam ne moom ngeen bëgg donc pour me terminer suñu objectif tey nekkul objectif fu di def ay discours mooy fexe ba xale yi am xëy lii moo ci tàmbali bientôt dinañu ubbi beneen registre fii ci Maodo Ndiaye Loto pour ñi nga xam ne war nañ leen mën a recruter yóbbu leen aéroport ñi nga xam ne war nañ leen mën a recruter yóbbu leen Dangote et prochainement ñi nga xam ne war nañu dem ñu recruter leen ci première phase liggéey bi nga xam ne war nañu ko def ci nouvelle cimenterie bi nga xam ne war na am fii ci biir Kër Moussa donc bon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant imam di sant chef de village délégué de quartier yeeg ñëpp vraiment fàttewuñu kenn di ñaan yàlla ni ñu ko defee tey balaa muy yàggati ñu defaat fi beneen cérémonie boo xam ne dina wan dëkk bi ne suñu objectif mooy xale yi wuti liggéey xale yi am liggéey ñu ngi leen di sant di leen gërëm wa salaam